ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañu ñëw ci mbir moo xam ni ñun daf ñu yàgg ñor te yaakaar nañ ni itam moo yàgg metti doomi Sénégal yu bare bari ñu yàgg ko itam jooy muy depuis 1960 année bi ñu wax ni lañu jox suñu indépendance ba tey Sénégal boo demee ci yenn mbedd yekki patrimoine ay turu colon lañ ko tuddee ñi nga xam ne ñoo fi ñëwoon noot suñuy maam jàpp leen bu mu njaam jaay leen doole toroxal leen ba tey jii nii Sénégal am na ay tali ak bërëb yoo xamante nii ñoom lañ ci rendre hommage lu doy waar. ay rue Jules Ferry kan mooy Jules Ferry franc-maçon bi nga xam ni dafa gëmoon ni France ngir maintenir statut de puissance am ci àdduna bi dafa war a wéy di coloniser ay réew rawatina Afrique bii. mbuumu njaam bi ñuy jooy tey yéeg bi ñu France yéeg lànk ba ñoo wàcc Jules Ferry mii daf ci joué rôle bu am solo. même Jules Ferry boobu noonu moo doon wax naan les races supérieures nee na ñoom tubaab yi ñooy les races supérieures ñoo féete kaw ont un droit vis-à-vis des races inférieures. maanaam nit ku weex dafa am droit ci kaw nit ku ñuul bi mu jàpp ni moom ay nit yu xeebu lañ yu doyadi te suufe. te moonte moom Jules Ferry bii nii ba tey jii ñuy wax ak yéen boo demee centre ville bu Dakar précisément Plateau la ko tàmbalee immeuble Akiléa boo melee ni ku jige place de l'Indépendance jàpp rond-point bi génne ministère de l'intérieur yoon woowu yépp moom lañ ko tuddee. un colon ku wormaalu nit ku ñuul koo xam ne mala lañu considéré. nga jóge fa dem ci la première capitale du Sénégal muy Saint-Louis patrimoine bi nga xam ni moo koy symboliser muy pont Ndar bi Faidherbe bi lañ ko tuddee. yamu ci mais statue am jëmmam mooy trôner sur toute la ville ba noppi nag ñu daldi ciy bind le Sénégal reconnaissant maanaam Sénégal amel na la njukkal comme si que waa ji benn héros la pour Sénégal alors qu'au contraire suñu bureau la woon ñi gàddu woon yàtt ñu dóor ci la bokkoon di jàpp ay village di taal di rey ay jàngalekatu alxuraan. Faidherbe ci ñooñu la bokkoon tey Sénégal nee na daf koy rendre hommage naan ko dañoo reconnaissant envers yow. buñ doon lim ay mbedd ay endroit yoo xam ni ñu mel nii lañ leen tuddee ci dëkk yu bare bari ci Sénégal yaakaar nañ ni fi la ñuy fanaan. ni mu amee Dakar am Saint-Louis am Kaolack am ci yeneeni gox noonu itam la amee woon Ziguinchor dañoo jëloon ay mbedd yu bari yii ñu tuddee leen France yële ñu tuddee ko ñoo xam ni jamonoy mbuumu njaam ñoom la tubaab bi installé woon Casamance ngir ñuy jàpp ay tirailleurs pour ñu dem xeexali leen. dëkk yi nga xam ni nag ci Casamance ñoo doon bañ ne lii duñ ko nangu ñu jàpp leen di rey ñoo doon def yooyu ñaawteef yépp la ñu tuddee woon ay mbedd di leen màggal. waaye bërki démb gannaaw ba ñu convoqué conseil municipal yu Ziguinchor ci njiital seen maire muy Ousmane Sonko mbedd yooyu ñu dippee woon colon yi ñu jàppoon di ñu fitnaal soppi nañ ko remplacé ko ak ay tur yoo xam ni mboolem conseil municipal yi ànd nañ ci déggoo. léegi ci bërëb yooyu la ñuy ñëw lan lay représenté ci histoire ndax ñu bari réeré ñu mbir tur yooyu noonu ñu dippee woon ay mbedd Ziguinchor ñooñee la ñu defoon suñuy maam ak naka la ñu sàgganee woon ñun ba suñu noon yooyu noonu seeni tur woy di des ci suñuy moomeel. te jamono jooju ñun xamuñu suñu yeneen histoire yu ci mel ni Seleki 1886 ci mbir yooyee nag la ñuy ñëw. bu ñu jëlee ñaar ci bërëb ca Ziguinchor benn bi muy avenue Capitaine Javelier beneen bi di rue Lieutenant Lemoine ñaari tur yi ñu leen limal ay officiers français lañu woon ci armée française jamonoy colonisation. waaye seen histoire naka la demee ak lan moo tax ñu tuddee leen woon ay mbedd ci Ziguinchor. ñoo ngi ci atum 1914 première guerre mondiale jamono gi allemand yi commencé dugg ci territoire français yi ngir imposer leen seen domination jaay leen doole. allemand yi réussir ba pénétrer la zone française occuper benn commune bu ñu naan Douai soldats français yi daw dem ci zone bi ñu naan Arras di beneen commune française sonnoon lool. période bii nii comme que France moo newoon suñu réew yi doon aussi recruter ay soldats yu dippee leen les tirailleurs sénégalais ñu jëlee woon soldats yu baree bari Bignona ngir ñu dem dimbali leen ñu jàppale leen ci xeex bi France doon xeex ak Allemagne ñu naan ko la bataille d'Arras ñi leen di ko wooyee la bataille de l'Artois.
ci xeex boobu nag ñu yóbboon suñuy maam ngir ñu dimbali France lu ko mooy allemand yi daañu dal seen kaw nangu seeni suuf néewal leen doole ci lañ rey ñaari officier français yi leen limal sànq muy capitaine Javelier ak keneen kuñ naan lieutenant Lemoine en novembre 1914 ñaar ñooñu nag ngir rendre leen hommage dellu leen jukkal déglu leen bu baax fii delloo wuñu jukkal suñu maam yi jëlewoon Bignona ngir ñu dem xeexi mais ñañu demoon jàppale ci lañu jël seeni tur tudde leen ay mbedd Ziguinchor dem jëlaat beneen yoon tudde ko rue de France mbedd moo xamante ni France lañ ko dippee. waaye barki démb la Ousmane Sonko gannaaw bañ ko falee ba noppi ne dañuy rectifier l'histoire li ñu mënoon dippee tooñ mbedd yooyu ngir rendre hommage suñuy maam yooyee ñu jëlee woon Afrique ñu soppi mbedd biñ tuddoon France def ko rue Union africaine mbedd bi jëmmal booloo dëkk Afrique yi yeneen yi nga xamante ni ñi ngi leen tuddee woon capitaine Javelier ak rue lieutenant Lemoine la ñu tuddee léegi avenue du tirailleur sénégalais ak rue Thiaroye 44 Thiaroye 44 ngir symboliser trahison war gi ñu France waroon après seconde guerre mondiale ñu dem dimbali leen ba noppi amul lu ñu fay lu dul tëral suñuy maam ray leen ca camp Thiaroye yi ba noppi yore leen xaalis lànk bañ leen koo fay lànk itam bañ koo fay seeni njaboot. li tax nag parti bi am solo mooy histoire Thiaroye 44 bii ñu dippee benn mbedd ci Ziguinchor dañoo nekk ci tànki suul ko maanaam classé ko ci histoire yi ñuy fàtte en complicité ak nguuru Sénégal ak nguuru France. defoon nañ ci vidéo ñaari weer ci ginnaaw ci naka la ñu nekkee di éliminer bërëb bi mbir yi amee woon muy camp Thiaroye donc am beneen bërëb buy jëmmal histoire boobu noonu histoire boobee ñu bëgg a naax saayal dina tax page boobu bañ a disparaître dina tax ëllëg ñu mën a topp réewu France ci crime bi mu def ba noppi lànk buñ ko reconnaître bañ ñu du ko nangu ba tey jii ñuy wax ak yéen. ba tey Ziguinchor mu amoon beneen mbedd buñ tuddee woon général de Gaulle. kan mooy général de Gaulle umpalewu leen ni moo ne woon président bu France diggante 1959 daanaka bi ñuy waaj joxe indépendance jàpp 1969 waaye contrairement à ce que nit ñu ko bëgg a présenté waa ji Charles de Gaulle dafa fekkee jamonoy colonisation période gi ñu France di noot bi ñuy jëlee suñuy maam Afrique de l'Ouest ngir yóbbu leen ñu xeex ak Algérie ba tirailleurs sénégalais yu baree bari dee ci lii yépp initiative bu de Gaulle la woon. ndax kenn la ci ñi créé armée française de libération bi ñëwoon Afrique wut say soldats ngir ñu dimbali leen. en 1944 bi ñuy simbi 15 000 tirailleurs sénégalais gannaaw bu ñu dimbalee France ba noppi ñu sumbi leen ne leen bés ni ki tey considéré tuñ leen comme ay soldats gannaaw bañ leen soxlaa ba noppi remplacer leen ak ay doomi France ngir nëbb seeni doom ñoom waa France ak seeni sët que nekkul ay nit yu ñuul ñoo ñëwoon ngir libérer France mais ay nit yu weex. loolee ñu dippewoon opération de blanchiment de Gaulle moo ko def gannaaw gi ñu delloo ci suñuy maam yooyee ca camp Thiaroye yi ñu ray leen ci yoon bi ñi ñibbisi woon ci camp Thiaroye yi doon demande ñu fay leen seeni bor ñoom itam ñu jël seen bakkan lii yépp Charles de Gaulle moo ko décidé woon. boo demee itam réewu Cameroun gannaaw ba ñenn ñi jógee woon ngir sàkku indépendance même de Gaulle moomu noonu rayoon na fa ay fukki junni doomi aadama ñu daan jàpp ay nit di dagg seen bopp yi di ko jubilé kon kii defkatu ñaawteef la boo xam ne li mu commettre ci ay crime ci suñu continent bi kenn mënu laa wax nu mu toll. ay junni bakkan la jël suñu réew yi ngir France mën a imposer domination ci continent bu Afrique moom la ñu tuddee woon ab mbedd ca Ziguinchor ngir nee nañ yee yaay dañ koy rendre hommage barki démb la Ousmane Sonko soppi tur wa ngénte waat ko daal di koy tuddee rue de la paix. mais beneen histoire bi gën a yéeme mooy mbedd biñ tuddee woon lieutenant Truche ba tey ci Ziguinchor kan mooy lieutenant Truche tey ngeen ni gën a jommeeti ci histoire bu Sénégal. Casamance yàlla dafa defoon ni jamonoy colonisation bokkoon na ci zone yi doon bañ doon jàmmaarloog tubaab bi boo demee ci village bu naan Séléki nekk ci arrondissement bi naan Niassia féetee ci département bu Ziguinchor ci dëkk yi doon bañ la bokk. en 1886 français yi ñëw nañ fa juróomi yoon ngir noot leen waa village bi di Séléki duma leen ba ñu gàddu seeni bagages daw. ci xeex yooyu noonu ñu dippee woon bataille di Séléki ñu nemmeeku ci woon ay jàmbaar yu ci mel ni Djignabo Bassène rey nañ ci soldat français yu bari
ba reyaale ci benn doomu France buñ naan lieutenant Truche bi ñu leen limal sànq le 1er décembre 1886. maanaam lii liñ ci mën a jàpp mooy xale juddoo ci village boobu noonu muy Séléki ak fépp ci Sénégal dañ leen waroon jàngal ni bi fi tubaab bi ñëwee woon ngir noot ñu dañ leen duma ba ñu daw ba reyaale ci seen benn soldat buñ naan lieutenant Truche. mais fexe nañ ba nëbbuñu histoire boobu noonu jël chef soldat français ba ñu rey muy lieutenant Truche muy defet bu rëy rëy pour France tuddee ko ab yoon ci Ziguinchor comme si que waa ji benn jàmbaar la ab héros bu ñu war a màggal la. léegi yoon woowu nag la Ousmane Sonko daal di soppi tuddee ko rue Séléki 1886 ngir kañ jàmbaari bañkat yi jaamaarloo woon ak colon bi ña ñëwoon ngir jaay leen doole. lii dafa am lu muy def ci ab citoyen moo xam ci gëm boppam fier ci li mu doon ba noppi nangoo doon bañkat ci bu ñu naree teg injustice ci kawam. lii nag ñun mënuñ ci woon ñàkk bañ a wax ndax benn dafa bokkoon ci suñuy combat ñun dañoo yàgg prôné que mbooleem suñuy moomeel suñuy bërëb ak i patrimoine dafa war a porter suñuy histoire suñuy jàmbaar ak suñuy culture. ñaareel bi mooy li wér te wóor mooy bari nañu dëkk Sénégal xamuñu woon histoire bii te ñu war leen ko xamal ñu xam mbedd yi ñu soppi tey seeni tur lu muy représenté. ndax après indépendance tubaab bi daf fee sampoon ay surgaam ay nit yu ñuul comme ñun comme si que léegi dañoo moom suñu bopp. li tubaab bi doon bañ mooy révolution am askan wi fipp jëlee ngànnaay jaamarloog moom mu daldi nag anticiper loolu noonu gaaw jox ñu indépendance waaye nag teg fay nit yu weex yor deru nit ku ñuul comme ñun ñu doon suñuy président. est-ce que xam ngeen ni bi de Gaulle deewee général de Gaulle bi mu génnee àdduna fii ci Sénégal Senghor dafay décréter woon une semaine de deuil national juróom-ñaari fan yoo xam ne ñu ne Sénégal dafa nekk ci dëj ndax lan de Gaulle mi nootoon suñuy maam moo dee. léegi ñooñu newoon fi di def yooyu doon tarbiyu France ñoo jëloon suñu mbedd yeeg patrimoine daal di koy tudde ay Faidherbe ay Charles de Gaulle lieutenant Truche ay nit yu tekkiwul dara. lan moo tax parce que tubaab bee leen fi teg te faaw ñu won tubaab bi ne maa ngi ci say waaw yaa fi nekk loo bëgg yàlla nay jàmm. kon ku ci mel ni Ousmane Sonko bu ñëwee soppi loolu dañ ko ciy félicité ndax dafa posé acte bu courageux lu politicien yu bari ñemewul def ndax ragal France mere leen. te am nañ yaakaar ne yeneen maire yi aussi dañu def la même chose ndax sénégalais bi faaw ñu gëmloo ko boppam ba noppi xamal ko yaay kan décomplexé ko rocc ko ci mbuumu njaam li Cheikh Anta Diop doon wooye la conscience de soi. lii la africain bi soxla d'abord bu noppee nag ci loolu ñu ne ko nag kaay defar sa réew jëlal say responsabilité. kon tax seetlu bi tay loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.